أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام على سيدي وحبيب قلبي وقرة عيني محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، yéen mbokki jullit yi, yéen mbokki groupe jàng nu ñuy calculer heure yi julli niveau 1, man seen mbokk Abdoul Aziz Souleymane leen di nuyu nuyób lislaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. lii incha allahu taala mooy darsu sadis, leçon numéro 6. ñu war cee jàng nu ñuy calculer waxtu tàkkusaan, heure tàkkusaan incha allah. ndaxte bi passé jàngoon nañu nu ñuy calculer heure tisbaar. heure tisbaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamaloon ne ni mi ngi tàmbali ci bu zawal jotee. jàngoon nañu nu ñuy calculer zawal ci date bu la soob, ci dëkk bu la soob incha allah. kon boog tàkkusaan moo ci des. tàkkusaan nag buñ demee ci xadis bi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni waxtu tàkkusaan mi ngi tàmbali ci bu ker màggee lu toll ne borom kër gi. noonu nga koy fekk muy lafdu imam ahmad. bu dee nag lafdu an-Nasaa'i moom am na tuuti wuute ci waxin wi, waaye benn la. bii xadis dañoo di firi bële. lafdu Nasaa'i dafa wax ne tàkkusaan mi ngi jot su ker màggee lu toll ne waa ji, maa lu toll ne borom kër gi, ci lu bokk ak lu tolloog waru daal, maanaam lu tolloog shiraak bi. maanaam bu ker màggee lu toll ne borom kër gi ci lu bokkut ak na mu toll woon ci zawal. waaw, kon xadisu Nasaa'i moo tontu ab laaj bu ñëw ci xadisu imam ahmad. xadisu imam ahmad dafa wax tàkkusaan mi ngi jot bu ker màggee lu toll ne borom kër gi, maanaam bu yokkoo lu toll ne borom kër gi. baatu bu yokkoo mooy wala na mu toll woon ci zawal du ci bokk, dañ ko ci jamoo, waaye tasrixaluñ ko. waaye bu dee fii nag moom dafa wax saraxatan ne bu kër gi tolloo ni, bu kër gu nekk tolloo ni borom kër ga ak zilu zawal. zilu zawal moom mu ngi tuddee xadru shirak. bu kër gu nekk tolloo lu ne borom kër ga ak zilu zawal. boo demee fuqahaa yi ñoom dañuy wax bu kër màggee lu toll ne borom kër ga ci lu bokkut ak kër gi jant bi amee woon zawal. bu dee astronaute ñoom dañ naan tàkkusaan mi ngi jot bu kër tolloo ne borom kër ak zilu zawal. mu ngoog borom kër ak zilu zawal. ñoom ñëpp waxin wi wenn wee maanaam waxin wi bari na, wuute na, waaye wax ji jenn jee mooy tàkkusaan daal soo bëggee xam jot naam jotul, wala nga bëgg xam kañ lay jot, fexeel ba seet loo xam ne ab xaama lay doon boo xam ne bii nga bëgg a natte waxtu wi. bay ba muy sa taxawaay yow, bay ba muy beneen bant boo jël, waaye rek loolu il faut nga xam guddaay bi. nun dañoo proposé guddaayu 60 centimètres. bant bu guddee 60 centimètres. soo bëggee xam kañ la ci tàkkusaan di jot, da ngay fexe ba bant boobu nga xam bi jant bi di am zawal nan la keram toll woon. ker gi ni muy toll ci zawal dafa am tur, ma zillu zawal, mooy ker gi keruk zawal, maanaam jant bi am zawal na ker ko toll woon. da ngay fexe ba xam loola, calculer ko, doll ci nag guddaayu bant bi muy 60 yu tofal zillu zawal. ma ngoog su boobaa tàkkusaan jot na bu kër gi tolloo noonu. bu defee kon ñu daal di gis ne kon pour ñu xam fu tàkkusaan di jote, il faut ñu tudd ab dëkk, il faut itam ñu tudd ab dat. moo tax dañuy wax ne kañ la tàkkusaan di jot, ban heure la tàkkusaan di jot,
wala ban heure la ker gu nekk di toll ne borom ker ga ak ni mu toll woon ci zawal ci Dakar ci le 21 mars 2020. kon tey jii dañuy jàng rek ñetti mbir yi. benn bi mooy soo bëggee xam dëkk bu nekk ci date bu nekk ci guddaay boo jël nu fa zillu zawal di toll ci bis boobu. zillu zawal wax naa ko mooy ni kër gi gudde ci jamono bi jant bi di nekk ci zawal ci digg bopp. xam nga ni muy gudde bu jant bi nekk ci digg bopp ci Ndakaaru ak na muy toll ci masalan Louga wala ni muy toll ci Fass Touré wala Saint-Louis du bokke mu ngoog bu dëkk yu wuutee rek guddaayu kër gi ci jamonoy zawal day daal di wuute. nu muy toll ci Ndakaaru itam ci 21 mars du bokk ak nu muy toll ci Ndakaaru ci 23 mars wala 24 du bokke. kon il faut ñu xam Ndakaaru fan la toll latitude ak longitude ci def fuseau horaire. il faut itam ñu xam date. léegi fixé nañu date bi mooy le 21 mars 2020 akub dëkk te mooy Ndakaaru. fixé nañu itam objet wala xaama boo xam ne mi ci lañ bëgg a sukkandiku pour xam keru tàkkusaan. kon léegi nu laaj ci Ndakaaru ci le 21 mars suñ bëggee xam bu jant bi tolloo ci digg bopp nu keruk zawal di toll ci hauteur boo xam ne wala objet boo xam ne 60 centimètres la. laaj bi léegi leer na. ci Ndakaaru le 21 mars 2020 buñ sampee bant boo xam ne 60 centimètres la bu jamono bi bu jant bi tolloo ci digg zawal ci digg bopp nan la ker gay toll noonu la laaj bi. loolu nag pour tontu ko il faut nu xam bu jant bi tolloo ci digg bopp ci Ndakaaru ci date le 21 altitude u jant bi. altitude mooy lu toll nan la kawe nga xam nga jant bi wala weer wi wala benn biddiw bu ma doon day am lu ñuy wax altitude ak azimut. altitude ak azimut moom la ñuy wax coordonnée horizontale. coordonnée horizontale. altitude mooy bi jant bi day door a fenk xam nga day mel na ci suuf la ne. mel na fi asamaan ak suuf si taqaloo day commencé nag day jóge fa tam nag di yéeg mu nga waxtu na rek am na li mu yéeg am na nu mu toll ci ay degré. loolu muy toll ci ay degré moom la ñuy wax irtifaa wala altitude. su dee dem di dem nag ba àgg ci digg bopp te muy ci Ndakaaru ci 21 mars suñu bëggee xam altitude bi danañ fab équation bii te loolu du pour Ndakaaru rek du pour tam benn date bi rek date bu la soob dëkk bu la soob appliquer application bi 90 moins latitude géographique plus déclinaison loolu mooy lay jox altitude bu jant bi ci jamonoy zawal. kon bokk ma waxaat équation bi ma jël ko wax ci arab zawal irtifaa zawal wala gaayatu zawal fale ko yónni ñoom gaayatu zawal lañ koy tuddee wala yenn saa yi irtifaaul gaaya maanaam mel na mais irtifaaul gaaya yusaawi wala gaayatu zawal tusaawi 90 naaqis ardul balad zaid al mayl. bu dee ci tubaab ñu wax l'altitude du soleil au zawal égale 90 moins latitude géographique plus déclinaison. kon boog équation boobu ci la ñuy xamee ci dëkk bu la soob ci date bu la soob bu jant bi ne ci zawal ban altitude la am. dëkk bu la soob rek fabal rek latitude dëkk bi. date bu la soob rek fexe ba calculer déclinaison ci date boobu. aywa kon léegi ñu jéem koo xam ci Dakar ci le 21 mars. Dakar luy latitude am. Dakar dafa am ay latitude yu bari te am na Dakar Hann am na Dakar Plateau am na Dakar Cap Manuel Dakar yu bari la am. léegi nag am na sax Pikine léegi nag man latitude bi ma yor ni kenn ci yéen rek moo ma ko jox vérifié wu ma ko itam waaye nag comme ko jox nañ ma ko ne latitude la rek ci la ñuy sukkandiku suñuy calcul incha allah. kon ñu ne dañoo bëgg a xam ci Dakar
ci latitude boo xam ne bii mooy 14 virgule lan Moodu 716 14,716 mooy bu fekkee mooy latitude Dakar ci datu le 21 bi nga xam ne bii déclinaison bi ñaata la 0,334 334 waaw léegi kon lan mooy doon altitude u jant bi ci jamonoy zawal ci jamono yi jant bi nekkee ci digg asamaan ma waxaat ko bu fekkee Dakar altitude mooy 14,716 te itam su fekkee le 21 mars déclinaison jant bi day doon 0,334 kon lan mooy doon altitude u jant bi su nekkee ci zawal wala bu nekkee ci digg bopp ci zénith équation bi wax na ko léegi dañuy jël 90 wàññi ci latitude pour nu am lu ñuy wax tamaamul ard nag xaw ma ko ci tubaab waaye mooy latitude bi la koy motale 90 mooy tamaamul ard nga jël 90 wàññi ci latitude la ca des nga yokk ca déclinaison la nga am nag ci résultat mooy irtifaau achams wala altitude jant bi ci bu mu nekk ci zawal ci bis boobu léegi le 21 mars kon buñ jëlee 90 moins latitude maanaam 90 moins 14 degré virgule 716 plus 0,334 loolu bu defee opération boobu moo lu ñuy am 75,618 mu ngoog 75,618 02 kon boog dañ naan ci Ndakaaru ci le 21 ci le 21 de Ndakaaru 21 mars 2020 altitude jant bi ci jamono yu mu nekk ci digg bopp ci Ndakaaru day nekk 75 virgule lan 618 mu ngoog kon boo ko réponse baagu noonu ci Ndakaaru le 21 mars 2020 bu jant bi nekkee ci digg bopp altitude jant bi day nekk 75,618 mu ngoog su ko defee nag kon léegi loolu liñ koy doyee li ñuy doyee altitude bi mooy sukkandiku ci pour xam ni kër gi toll woon ci heure boobu ndaxte ci règle yi wala ci équation yi astronomie saa boo xamee altitude jant bi rek wala beneen kii bu mën a doon mën ngaa xam keram par équation bii di waaj a ñëw saa boo bëggee xam keru dara lu sampu da ngay fab guddaay ba séddale ko tangente altitude lay génn mooy tolloo keru loola ci heure bi nga xam ne bii jant baa ngi woon ci altitude bi tolloo tangente bi kon dañ naan l'ombre d'un objet égale longueur de l'objet divisé par tangente altitude équation baagu noonu wala ñu ne az-zill yusaawi al-qaama maqsum ala mumassi al-irtifaa l'ombre d'un objet égale hauteur de l'objet divisé par tangente altitude mu ngoog su ko defee kon nu bëgg a xam zillu zawal nu mu toll woon ci Dakar ci le 21 mars xam nañ ne ci digg bopp bi fi jant bi tolloo hauteur bi altitude jant bi mi ngi tolloo woon ci 75,618 de waaw altitude bi moo doon 75,618 moo doon altitude jant bi jamono yi nekk ci digg bopp ci Dakar ci le 21 mars 2020 ñu bëgg a xam kon ker gi nu mu tolloo woon ci jamono boobu te ñun dañoo proposé bant boo xam ne day guddee 60 centimètres bu la neexee nga jëlee beneen bant boo jëlee beneen bant guddaayu ker gi dina wuute waaye du tee heure bi altitude bi lay jox moom benn la léegi nga bëgg a xam guddaayu bant bu guddee 60 centimètres ci Ndakaaru jant bi toll ci zawal wala ci digg bopp nga appliqué équation bi fab 60 centimètres yi nga xam ne mooy guddaayu bant bi ñu proposé séddale ko altitude jant bi te mooy 75,718 718 de waaw kon lu ñuy am dañuy fab 60 centimètres yi nga xam ne mooy bant bi ñu proposé
daal di koy séddale tangente altitude u jant bi. altitude u jant bi mooy 74,618 tangente am la ñuy jël 60 ñu séddoo 60 divisé par tangente 75,618 ñaata lay doon. 15,4. 15,4 yooyu mooy zillu zawal mooy keru gi nga xam ne moom la jant bi joxe ci hauteur 60 centimètres ci jamono yi mu nekk ci digg bopp. loolu jàpp nañ ko bu baax zillu zawal moomu ker gu am solo la li ko tax am solo mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xas na ko tudd waaw moom foofu la jëlee importance am te kenn mënut a xam heure tàkkusaan te lu da nga ko njëkk a calculer wala boog jaar ko foofu mooy fi gën a baax kon boog zillu zawal ngu noonu soo bëggee xam zillu zawal ci dëkk bu mu mën a doon proposer guddaayu benn objet fabal guddaayu objet booba jël nag altitude du jant bi ci heure boobu nga bëgg moo xam digg bëccëg la moo xam du digg bëccëg heure bu mu mën a doon nga fab guddaayu objet ba diviser ko par tangente altitude bi ma nga def nañ ko ci bu jant bi solo ci digg bopp am nañu 15 centimètres 4 millimètres 4 millimètres yi ànd naag arrondir ndaxte maa ngi ko woon na tuuti 4 millimètres waaye dañ ko arrondir ma nga kon ñu daal di ne ci Ndakaaru ci le 21 mars 2020 bi jant bi tolloo ci zawal zillu zawal ci objet boo xam ne 60 centimètres la guddee mi ngi nekk 15 centimètres 4 millimètres lu ñuy doyee loolu zillu zawal xanaa dañ ciy jaare pour xam keru tàkkusaan yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mooy bu ker gu nekk màggee lu toll ne borom ker gi plus ni mu toll woon ci zawal borom kër gi fii mooy 60 centimètres ni mu toll ci zawal mooy 15,4 soo leen boolee muy 75,4 de. waaw boo leen boolee muy 75,4 kon dañ naan kër gi suñu matee 75,4 màgg na lu toll ne borom kër gi te it bu leen neexee ngeen seet ko objet boo xam ne 60 centimètres la gudde ak beneen boo xam ne 1 mètre la gudde ak beneen boo xam ne 10 mètres la gudde benn bu ci nekk. boo seetee zillu zawalam dolli ca longueur objet bi jamono bi muy kër gi toll noonu ci bant bu gudd ak bu gàtt ak bu gàtt bu baax ak bu gudd bu baax ñooy toll même heure bi lay doon incha allah kon nag keru tàkkusaan ci Ndakaaru ci le 21 mars keru tàkkusaan ci Ndakaaru ci le 21 mars ci bant boo xam ne 60 centimètres la gudde day daal doon 75 centimètres virgule lan 4 millimètres waaw kon loolu mooy keru tàkkusaan aywa waaye ba léegi nag àggagun ci liñ soxla nun liñ soxla mooy fi tàkkusaan di jotee le 21 mars ci Dakar waaye nag ci ay heure ak i minutes ak i seconde waaw léegi il faut nu xam keru tàkkusaan parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nuy jox heure bi moom ker la jëfandikoo ker la utiliser def ni keru tàkkusaan su ker gu nekk màggee lu toll ne borom kër gi plus ni mu tolloon ci zawal nun léegi def nañu ay calcul ba xam ci Ndakaaru bant bu guddi 100 centimètres keru tàkkusaan mooy bu demee ba ker ga ci 21 mars mooy ba demee ba ker ga nekk 75 centimètres virgule 4 75 centimètres virgule 4 nag suñ ko bëggee soppi heure dañuy jëkk a seet altitude jant bi ci jamono yi muy joxe longueuru ker googu bi yoon bokk altitude la soxla altitude jant bi ci jamono yi tàkkusaan di jot mooy altitude jant bi ci jamono yi ker gu nekk màggee lu toll ne boroom wala ñu ne altitude jant bi ci jamono yoo xam ne bant bu guddee 60 centimètres am na ker gu guddee 75,4 bu boobaa luy altitude bi suñ bëggee xam altitude dañu ñëw ci équation bi ñuy jox altitude bu jaara ci ker mooy al mumassul irtifaa يساوي القامة مقسوم الظل القامة مقسوم الظل ولا ñu ne temps altitude égale longueur de l'objet divisé par longueur de l'ombre équation baa ngi noonu kon suñu bëggee xam altitude u jant bi ci jamono yi ker gi doone 75,4
dañuy fab longueur objet bi te moo doon 60 centimètres diviser ko longueur kër gi te mooy 75,4 60 centimètres boo ko diviser 75,4 looy am Moodu 0,795. aywa 0,795 kon boog loolu mooy tangente altitude jant bi ci jamono yi kër gu nekk màggee lu tal ne borom kër gi ci Dakar ci 21 mars 2020 am na altitude bi am na tangente bi nga génne arkam wala nga génne angle am waaw boo génnee angle am ñaata lay doon 38,511. 38,511 ñu daal di ne kon agsi nañ ci xam ne su kër gu nekk màggee lu tal ne borom kër gi plus ni mu toll woon ci zawal altitude bi day nekk 38 centimètres virgule 511 ci bant boo xam ne wala objet boo xam ne guddaayam 60 centimètres la loolu mooy altitude bi wax naa fi ñuy jaar ba am ko damaa yaakaar nag dana yem foofu ndax li li xaw a bees tuuti ak it ndaxte altitude am nañ ko bu ëllëgee incha allah beneen yoon bu ñuy jàngaat incha allah mooy nu jàng nu ñuy fabe altitude soppi ko heure kooku tam équation boppam la boo amee altitude jant bi ba nga xam jant bi muy am altitude bii booba ñaata waxtoo jotoon loolu la ñu war a jàng beneen yoon incha allah yal na yàlla may fekk ak tal te loolu am na njëriñ yu bari njëriñ yu bu njëkk bi mooy dina la may nga mën a xam heure tàkkusaan déedéet kerug tàkkusaan bis bu nekk ci dëkk bu nekk kerug tàkkusaan buy jot fan lay fekk montar bi ndax dana fab altitude soppi ko ay heure ki minute ki seconde waaye itam dana nu may nga mën a jël benn objet samp ko ci naaj wi natt guddaayu keram def ay calcul xam sa montre avancé na wala retard na lu am solo nga noonu yow mi nga xam ne da nga bëgg a vérifier ba xam ndax am nga heure wala amoo heure sampal benn objet ci naaj wi na gudd 60 centimètres na gudd 1 mètre na gudd lu la neex waaye daal sampal bant bi nattal kër gi te fekk bant bi da jub na xocc nga natt kër gi daal di xool sa montre jamono yi nga koy natt daal di jël longueur kër gi ñu seddoo 60 centimètres la nga am mooy tangente altitude jant bi ci heure boobu nga génne angalam mu daal doon altitude jant bi ci heure boobu beneen yoon nag nu jàng incha allahu taala bu ñu xamee altitude ñu koy soppee ba mu nekk heure yal na yàlla may fekk ak tal waaye rek ma bëggoon a insister bu baax ci ngeen mokkal équation yi mokkal leen ko ndax bu ngeen ko mokkalul du ngeen mën a defar benn masala te lu da ngeen a xool fi ngeen bind leçon bi te loolu nag manqué la il faut ngeen jëm a mokkal équation yi moo tax sax léegi dañoo wutal équation yi ay numéro équation bi nga xam ne ci la ñuy calculer juge yi am na nangami équation waaye noo jël rek bu principal bi juge égal mooy équation numéro 1 noonu lañ ko toppee ba ñetti équation yi ngeen jàng tey bu njëkk bi mooy nu ñuy xamee kañ bu jant bi nekk ci digg asamaan ban altitude la te mooy 90 moins latitude géographique plus déclinaison du soleil équation boobu leen tudd équation numéro 10 équation bi ci des mooy boo xamee altitude jant bi noo ciy xamee ker kooku mu leen tudd équation numéro 11 te su boobaa mooy longueur de l'ombre égale longueur de l'objet divisé par tangente de l'altitude ngoog loolu moo lay jox ker gi longueur de l'ombre égale longueur de l'objet divisé par temps altitude kooku mooy équation numéro 11 équation numéro 12 mooy bu mujj bi mooy boo xamee ker noo ciy xamee altitude jant bi nga ne temps altitude égale longueur de l'objet divisé par longueur de l'ombre
boobu mooy équation numéro 12 ngeen fexe ba mokkal équation yi ngeen defar tam exercice yi te exercice yi mooy noo joxe benn date te mooy 1er août 2020 ngeen calculal nu ci Ndakaaru ci date boobu bu jant bi nekk ci digg zawal ci digg bopp altitude am ñaata degré la ker gi te mooy dulu zawal ñaata centimètre la ci objet boo xam ne 60 la gudde keru tàkkusaan tam ñaata lay doon wala boog altitude du jant bi jamono yi tàkkusaan jot ñaata lay doon. kon ñetti question la benn bu njëkk bi mooy nga calculer nu jamono bu jant bi nekk ci zawal fu muy ban altitude lay am bu dee Ndakaaru ak it nag bu dee Hanoi ci Chine bi ci des mooy su boobaa ker gi nu muy toll maanaam dulu zawal nu muy toll ci le 1er août 2020 ci Dakar ak ci Hanoi ci Chine te des mooy altitude ban la jant bi di am bu tàkkusaan dee jot bi maanaam bu ker gi dee jot guddaayu borom ker gi ci lu bokkul ak ni mu toll woon ci zawal jamono boobu ban altitude la jant bi am bu dee ci Dakar ak bu dee ci Hanoi ci Chine loolu mooy exercice bi maa ngi xaar ngeen defal ko te ngeen dimbali ma ngeen fonk exercice yi am na ñoo xam ne fonk lañ ko ñu ngi ciy góorgóorlu waaye rek am na ci ñu ko sàggane man dama seetlu rek de xam-xam bi tumuranke na ci Sénégal ba fii ma toll ni néew ma amul ci Sénégal ku ko xam waaye xamaguma ci Sénégal koo xam ne xam na nu ñuy calculer heure yi julli yi ci niveau bii ma leen koy jàngale li fi am daal mooy ñoo xam ne dañuy dem ci internet di gis fa turu Ndakaaru wala ñu dem ci yenn programme yi am na Muslim Pro am na programme yu bari am na application yu calculer ay heure loolu xam ko ci baax na waaye loolu xanaa li gën a baax mooy nga mën a calculer sa bopp ba fii na toll nag néew ma amul ci Sénégal ku mën a calculer heure yi julli yi de néew ma amul ndax wuruma réew mi waaye man xaw ma ko kon nag loolu moo tax ma ne woon naa ñëw baaxe leen ko ndax yàlla matta saare ci Sénégal xam-xam bu bokk ci xam-xami diina ji bu am solo waaye yéen itam dimbali leen ma nag ngeen fonk njàng mi di defar exercice yi ndax ma xam ne yéen a ngi comprendre ma xam ne kon li may liggéey mi nga am njëriñ yal na yàlla ubbil suñuy xel leeralal nu ko yombalal nu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa kay damay ñëw ngir ñaari yëf benn bi mooy sant sunu doom jooji Pape Malick ndax ittewoo gum daal di ittewoo dërs bi jàng ko xool tamrin bi defar ko alhamdulillah maa ngi sàkku ci ñëpp rek ñu def ni Pape Malick néewuma nañ ko daal defar tey indi ko tey ndax xëy na circonstances yi liggéey yi itte yi day wuute waaye rek ñu defar ko ci délai bu jaadu te bañ a toog rek benn yoon ndaxte ay lii yoon ñàkku ci groupe bi ñoo xam ne man gisaguma seeni fard seen exercice benn yoon loolu mu laa bëggoon a jëkk kii gërëm Pape Malick bu baax a baax ak mboolem ñi nga xam ne dañuy góorgóorlu di teel a defar di indi bi ci des nag mooy lu ma bëgg rectifier ci tontal Pape Malick dama ca seetlu benn condition bu ma fàtte woon benn if bu ma fàtte woon tontu yi mu joxe moo ma ko fàttali maanaam dañoo wax ne gaayatu zawal mooy gaayatu zawal wala irtifaaul gaaya wala altitude jant bi ci jamonoy zawal dañoo wax ne soo ko bëggee am da ngay fab 90 nga wàññi ci latitude géographique dolli ci déclinaison wu jant bi loolu mooy équation bi léegi nag dafa mën a am nga def loolu am résultat bu ëpp 90 comme kaawu Dakar ci 1er août loolu bu amee da ngay fab altitude bi wàññi ko ci 180 ndaxte altitude ci jant bi wala ci weer wi
wala ci biddiw bu mu mën a doon mënul ëpp 90. 90 mooy kawaay bi gën a kawe ci lu benn jirm samawi di kawe mu ngo 90 bu nu ko passé bu ko passé rek da nga koy daal di wàññi ci 180 bu ko defee kon 93 boobu mu am dafa daal di war a doon 180 mooy 93 mu daal di doon 87. kon bokk yéen ñi defaragul ngeen bàyyi xel charte boobu maanaam ci ron équation bi calculer altitude du soleil pour le zawal il fa war a def si wala if altitude du soleil supérieur à 90, donc altitude du soleil égale altitude du soleil égale 180 mooy altitude du soleil. donc baa ngi wax Modou Marème mu jéem ko dabaatal ci mbind yónnee ko yéen ñëpp ngeen bàyyi ci xel saa boo xamee ne appliqué nga équation bi mooy fab nga 90 nga wàññi ci latitude géographique dolli ci déclinaison du soleil résultat ba ëpp 90 kon léegi fabal résultat bi nga wàññi ko ci 180 la ca des mooy altitude du soleil ci waxtu woowu. yal na yàlla leeralal nu yal na yàlla jàngalal nu boppam yal na yàlla may nu li nu jàng nu jëfe ko te mu gërëm ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.